Alors ici, juste derrière moi, le mausolée de Cheikh Ibra Fall, mais aussi toute la famille de Cheikh Ibra Fall, tous les descendants, tous les fils, les différents khalifes qui se sont succédés, Serigne Modou Moustapha Fall, Serigne Mor Talla Fall, Serigne Abdoulaye Fanda, Chérif Hassan Fall, etc., Serigne Abdou Sakor, Serigne Aminta Fall, sont tous mis en terre, ainsi que vraiment les grands de la famille. Et donc le jour du Magal, et on le voit ici, il y a une forte influence pour venir faire le ziar et à l'endroit où Cheikh Ibra Fall a été mis en terre. Pour rappeler, Cheikh Ibra Fall avait demandé d'être enterré très très profond, pour être plus profond que son maître Cheikh Ahmadou Bamba, qui est juste même pas une centaine de mètres plus loin, au niveau de la mosquée de Touba. Juste derrière moi, le mausolée de Cheikh Ibra Fall, qui a été rappelé à Dieu dans la nuit du 2 au 3 juin 1930. Et on voit des plaques de cuivre où il y a des versets du Coran qui ont été gravés et qui ont été gravés en Italie au laser. En même temps que dans ce mausolée du grand lieutenant de Cheikh Ahmadou Bamba, il y a Serigne Mor Talla Fall et aussi le premier khalife Serigne Modou Moustapha Fall qui sont mis en terre ici. Dans tout ce grand mausolée, la famille Baye Fall, les différents khalifes qui se sont succédés sont mis en terre, ainsi que les grands, vraiment les grands de la famille. Juste dehors, il y a les autres membres de la famille Fall qui sont mis en terre. Et un petit peu plus loin, nous allons voir tout à l'heure, le mausolée de Sokhna Seynabou Diagne, la mère de Cheikh Ibra Fall. fii ci bërëb Maam Cheikh dañuy fi nekk rek dañuy dalal gan yi di leen dalal di am ci ñoom yërmande lool di leen dalal bu baax a baax ndax Cheikh moom léppam yërmande la te kun fi toog ku ne defe naa ne moo tax Cheikh ren lépp yërmande la dañuy dalal gan yi daal bu baax a baax a baax waaw ndax Cheikh moom daanaka rek mooy murid bi moom. liggéey bi moom yombul moom ndax dafa xat trop te dimbali nit ñi mënut a ñàkk xat na lool. liggéey moom waaw dinañu xër waaw du yomb voilà maanaam te bu ñu ñëwee dafa mel ni dañuy nekk beneen doomu aadama boo xam ne beneen dimension boo xamante ne maanaam du yomb waaw ndax kenn ku nekk ni ngay ñëwee rek kenn ku waaw naxante rek soo dee jooy ñu dem wuti ndox jox la nga naan boo dee jooy ñu dem wuti ndox jox la nga naan waaw naxtaan la ba ngay jóg dem góor ak jigéen nag ah waaw Kimtaan mi ngi fi Cheikh Ibra moom mu mel noonu Kimtaan mi ngi fi moom waaw ak njabootam Cheikh Ibra ak waa këram rek ñoo fi nekk. dañuy ñaan yàlla nag di ñaan jullit yëpp dañuy ñaan jullit yëpp rawatina Baye Fall yi di ñaan suñu wasila si yoonu sëñ Bamba muy sëñ Cheikh Fall borom Mbawar maa ngi gën a gis nga ko rek fas yéene am ngërëmal sëñ Touba rek te yaa murit yëpp am jàmm am salaam yàlla ñu xëyu Cheikh Ibra lii liggéey Cheikh Ibra nangu ko ak mboolem jullit di ñaan jullit yëpp jàmm di ñaan mbokku taalibe yi di ñaan ñi bëgg a baax ñëpp bokk sëñ Touba yàlla nañ ñëw si jàmm àndoo liggéey sëriñ Touba suñ liggéey fii maanaam ñu seetlu barab bi maanaam ñi si bokkul si yoon Touba bi ak soxna yi nga xam ne maanaam danoo xaw a saayir ak góor ñi ñu war leen yoon wi ak góor yi nga xam ne maanaam noo bëgg di siyaare te maanaam ñi bëgg ak sëñ bi bëgg du benn ñoo leen dañuy wan yoon rek moo fi suñu liggéey yombul moom wax dëgg yàlla ndax yenn saa yi nga féewalu sëñ nit yenn saa yi ngay wax nit maanaam di safaan moom ëndi la benn gis-gis te maanaam ndimbal la ñuy gis ndax maanaam nit ki day juum ndax am na xam ne day jógee këram war koo xam ne neexu sëñ bi wala mu sos yoo xam ne sëñ bi sakkuwu ko ñu ñëw ñu ne sëñ bi defal nii xam na ñoo xam ne seen xel nin toll rek naan toll ñu xaw a féewaloo ñoom ba seen jafe-jafe yombul moom waaye nag lépp sëñ bi moom ko liggéey dana yomb ndax lépp na ko delloo sëñ bi rek. man soxna Ndak Sarr laa tudd Grand Médine laa dëkk.
waaw xanaa ñëw siyaare si maam Cheikh Ibrahima Fall rek lamp Babil Mouridina moom mi leeral yoon wi lépp maam Cheikh Ibrahima la lépp moom la ëpp naa def moom lépp moom la maam Cheikh Ibrahima moo leeral yoon ba yoon wi leer nañ ñu ñaan ci barke maam Cheikh Ibrahima Fall lépp lu fi waay ñëw ñaan rek yal na ko yàlla nu lépp rek ñaanal jullit yi yëpp ñëpp laa ñaanal yal na yàlla nu mu ñaan yëpp di ñaanal Youssou Ndour ak teleem beeg ñëpp yal na yàlla barkeel ko yàlla defal ko ay télé barke yonent bi ñu ngi kontaan ci màggal gi yàlla nañ dund ba koy màggal say ati barke Sëñ Touba. maa ngi tudd Abdoulahad Diop waaw maa ngi dëkk Dakar quoi waaye dama ñëwoon ziare si quoi Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu sant la ko yàlla ci bés bi quoi waaw ziare naa fépp nag ba mu mat quoi mu des maam Cheikh Ibrahima Fall mi nga xam ne mooy buntu bi nga xam ne ku ñëw Touba ba ñibbi te jaaroo fi moom c'est pas l'appel quoi nga xam ne jarul ngay kii quoi mooy yoon bi quoi maam Cheikh Ibrahima Fall mooy buntu bi quoi moo leeral yoon bi lépp maam Cheikh Ibrahima Fall waaw wax dëgg yàlla sant nañ yàlla bu baax a baax sant le Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul ci bésam bi di ñaan yàlla ñu teew ko ay déwén yàlla yokk xéwal yi guddal fan yi wéral cër yi barke Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul. Juste derrière moi, et beaucoup de gens de Mouride ne savent pas, c'est ici qu'est mis en terre Sokhna Seynabou Diane, la mère de Cheikh Ibra Fall, ainsi qu'une de ses filles, Sokhna Astou Fall. Et c'est juste à quelques mètres du grand mausolée où sont mis en terre tous les grands Baye Fall. bisimilah ñoo ngi sant ku tedd gi dellu santaat ku tedd gi di sant Cheikh Ibra waaw di naan alhamdulilah rabbil alamin bañ ñëwee fii nii waaw yegsi ci jàmm waaw ñun nag ñoo ngi jugee ba Dakar dëkk Niani Tally waaw ñëwoon ci màggal gi rek waaw maanaam comme ni ko sëñ bi waxee woon rek ñëw leen sant la ma yàlla suñu borom waaw maanaam ñu jóge woon ba raay ba Niani Tally ñëwoon maanaam santale ku tedd gi suñu borom waaw maanaam di ñaan lépp luñ fi ñaan rek suñu borom nangu ko ci barke borom bés bii nii ak ci barke maam Cheikh Ibra Fall barke maam Cheikh Ibra Fall mi tëdd fii nii waaw nga xam ne maanaam lépp mooma waaw maanaam maam Cheikh Ibra Fall lépp mooma waaw maanaam waaw dañuy soog a génn nii sax ci xëbbu Cheikh Ibra waaw di ñaan yàlla suñu borom lépp luñ fa ñaan rek maanaam yàlla suñu borom nangu ko te di ñaan tamit waaw maanaam ñi tëdd fii nii yàlla suñu borom jéggal leen seen bàkkaar te xaar leen àjjana firdawsi maanaam rawatina nag suñu waa ji tëdd fii nii di mortaala waaw ndax maanaam moom waaw maanaam ci wàccaayu màggal gi la fi jógee woon waaw mu ne woon màggalu 2013 boobu ak léegi nag def na ñetti at